voilà ni ñu ko doon waxee sànq ñu daal di jublu nag ci li nga xamante ne moo di xibaar yi tey nag ki ñu koy jox moo di ajaratu Fatou Dieng loolu laa war a wax. waaw su la neexee boo ci wax baax na aram. lan moo gën a fës tey ci xibaar yi. xibaar yi ak li ci gën a fës mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd bokk na ca jëwriñ bi ñu dénk wàllum yoon ak yoonal amal na ab tukkib nemmeeku moom jëwriñ ji la mu xamle rek mooy kaso yooyee daañu fa gën a xoolaat bu baax a baax. mbir yi lam ca wax rek ñaawlu na la fa xew waaye itam leneen li mu wax rek mooy lu jëm ci kasop Sébikotane daanu ko tijji fii ak ñaari weer moom jëwriñ ji itam mu ne daañu taxawal li nga xam ne moom la ñuy woowe ay bracelet muy ay lam yu ñuy takkal ñenn ci ñi def ay infraction dina tax ba kaso bi ak feeskaak bu xante bi dina wàññeeku di ngeen am ci biir xabaar yi kenn koo xam ne moom ak ñaari waxambaane yi faatu fanaandandoo nañu nekk boobu di chambre 11 mu dellusiwaat ci jafe-jafe yi ñuy dund waaye itam xaritoo gi doxoon ci ñoom dellusiwaat itam ci jafe-jafe yi nga xam ne ci caabi feeti ginnaaw ñu ngi koy dund donte la ñu fa tëdd yàggul permis de conduire yi ak itam app bañ ci jëloon di ñetti fan ci weeru sàttumbar dàqati nañ ko ba fanweeri fan ak benn ci weeru décembre lañ ci bëgg rek nee ñu askanu Ndakaaru ak li ko wër di ay dawalkat seen permis yooyee ñu may leen a may rek ñu fexe ba am ci permis yu bees yi daañu waxtaan itam ci nawet bi ca diwaanu Bambey ndox ma fa wàcc bëri na ba tax gox bu ñuy woowee DVF moom askan wa jafe-jafe yenuy dund di ak mbënn mu bett ndax itam lu jëm ci wàllum assainissement moo fa soxe mbokk yi li mooy ponk yi fi gën a fës ngeen taaxee lu ma ñëw léegi ñu faram fàccee. rafetlu seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futur Média xibaaru marax yi dañu koy am ak benn ponk muy permis de conduire numérisé yi nag mu mel ni app bi ñu joxoon gars yi dañu ko dàq ndax app bi ñetti fan la woon ci weeru sàttumbar waaye dañu ko dàq ba fanweeri fan ak benn ci weeru décembre atum 2019 loolu nag lañ ci bëgg rek mooy nee ñu dañoo bëgg dawalkat yi amagul permis yooyee ñu am ko kon app bi jàpp leen nekkatul ñetti fan ci weeru sàttumbar waaye fanweeri fan ak benn la ci weeru décembre di jeexintalu atum 2019 ñu wéyal xibaar yi mbokk yi wax ci leneen ak jëriñ bu ñu dénk wàllum yoon amal na ab tukkib nemmeeku ca kaso ba ca Rebeuss maître Malick Sall ñaawlu nag la fa amoon ca chambre 11 waaye itam nee na kaso ba ca Rebeuss daanu ko ibbi fii ak ñaari weer ñu ànd ceeg Cheikh Diop ak Ababacar Camara ci ay leeral. jëriñ ji dénk wàllu yoon fii ci réew bu Sénégal daal di teew fii ci Rebeuss ngir amal ab doxu nemmeeku moom mi le nag ba mu génnee mu ngi ñaalu bu baax a baax jëf ji nga xam ne xewoon na fi ba tax ñaari détenu daal di ñàkk seen ay bakkan. naa dem ci seen kër pour présenter condoléances chef de l'État. chambre 11 nga xam ne foofu la jëye ji xewe woon ak itam cellule 9 dinañ ko daal di defaraat jëruñ jiñ dénk wàllu yoon di xamle ne du yem foofule. nañu seetaat circuit électrique yi pour que mu bañ amaat foofu te loolu mun nañu ko comprendre. gis naa tam que effectivement am na manqué nañu ay matelas ay drap. mais directeur bi daf ma ne justement mu ngi nekk ni di recevoir ay drap ay matelas dama ko ne lu mu recevoir bu manqué na ma ko wax incha allah dinañ ci taxaw pour mottali matelas yi pour effectivement mottali drap yi. ngir xeex limuk doomu aadama yi nga xam ne dañuy nekk ci Rebeuss moom maître Malick Sall di xamle ne nañ daal di ubbi prison bu Sébikotane fii ak ay bés. dana dimbal pour effectivement décongestionner surpopulation bi. def naan incha allah fii ba 2 mois maximum prison boobu dana ko ubbi incha allah. laata muy ñëw fii nga xam ne moom moo di ci maison d'arrêt bu Rebeuss jëruñ jëlee moo ngi woon foofee ci hôpital Aristide Le Dantec ngir daal di teewee levée du corps bu Cheikh Ndiaye ak itam Babacar Mané. Cheikh Ndiaye ak Babacar Mané kenn ki am fukki at ak juróom-ñett keneen ki am fukk ak juróom-ñeent moom jëwriñ bi ñu dénk sax wàllum yoon la ñuy desandil mu ne nag lu jëm ci bracelet électronique daay lam yoo xam ne dañu koy jox ñi nga xam ne dañoo def yenn ci ay infraction mu ne fii ak ci kanam tuuti mu dina dugg ci réew mi jëwriñ ji la mu ca teg rek mooy dina tax ba kaso yi ak yenn ya muy feesee dina wàññeeku ñu teewlu ko kaddu yi mi ngi ko dénk Cheikh Diop ak Ababacar Camara. Nous sommes en train de travailler sur ça
jamono yi ñu ngi càmbar ngir rek fexe xool nu ñuy amalee ay bracelet électronique xam ngeen ne loolee pour mu antu faaw mu jaar ci assemblée nationale ngir rek ñu mën a coppi li nga xam ne moom moo di code pénal bi ñi nga xam ne itam seen xam-xam màcc na ci wàllu woowee jamono yi foog naa ni ñu ngi def seen liggéey jàpp naa ne loolee nag buñ ko amalee dina wàññi bu baax a baax a baax ñi nga xam ne caabi da leen di féete ginnaaw. Et à partir de ce moment-là, je vous assure que les bracelets électroniques seront effectivement introduits. aywa dañuy desandi ba tey ak mbir moomile di ñaari waxambaane yi faatu ca kaso ba ca Rëbës benn ci kuréel yi toppatoo ak yelleefu ñi caabi féete gannaaw ne nag daañ ci def seen kem kattan ba tax na sax nag danañ ci ibbi daal ab enquête daal di yóbbu itam délégation bu am solo ñu dem ca Rëbës caytu mbir mi seen communiqué ba kanu ko jàngal di Maguette Kay. kuréel gi saytu bërëb yi ñu denc ñi caabi féete ginnaaw di wuyoo ci ONLP soobu na ci coowal faatu Cheikh Ndiaye ak Babacar Mané ci benn bataaxal la boobile kuréel xamle farloom ngir ñu leeral jéye boobile xew ca kaso bu Rëbës loolu waral seen njiit di wuyoo ci Josette Marceline Lopez Ndiaye yónni démb ay observateur délégué permanent fële ca kaso bu Rëbës boobile équipe am mission wu saytu la xewoon ca Rëbës waaye itam ubbi ab l'enquête ngir indi ci ay leeral suñ sukkandikoo ci communiqué wu ONLP bi boobile équipe am na ci biir benn inspecteur d'administration pénitentiaire à la retraite benn commissaire divisionnaire de police à la retraite benn colonel de gendarmerie à la retraite ak kenn ku xelam màcc ci àq ak yelleefu doomu aadama yi buñ noppee ci seen liggéey war nanoo jëmmal benn rapport tekk ci yoxoy kilifa yi ci fàttaliku Cheikh Ndiaye ak Babacar Mané dañoo ñàkk seen bakkan talaata bii ñu génn gannaaw ab incident bu am ca chambre 11 bu kaso bu Rëbës gannaaw saytu yu docteur yi def autopsie bi xamle na ni ñaari ndaw yi le lakk-lakk yu jóge ci courant moo leen jàpp ci seeni mbagg ak ci seen yuur ba mujj leen a faat ba fii l'enquête bi mi ngi wëy waaye teewul observatoire national des lieux de privation de liberté mi ngi wëy di déglu ñi ci laale aljuma bi tolloog fanweeri fan ci weeru août garde pénitentiaire ya doon saytu kaaraange chambre 11 bisu jéye ja la observateur yi war a déglu. télévision Futur Média di leen baaxee benn reportage bu nu jagleel kenn ku bokkoon ak néeg boobu di chambre 11 ñaar ñi faatu mu xamante ak ñoom ci diir bu gàtt tey ji la génn ca kaso ba mu génnee am na lu mu dénk Alxasan Ba muy ay jafe-jafe yu ko tooy xolam. fekkee naa ko affaire bu doy war la te xaw na. xew-xew bi ci kanamam la amee ci biir chambre 11 bu kaso bu Rëbës mu ngi door a génn kaso nag wante nee na bi xew-xew bi am ay minuit yooyu ñoo jotoon mu nekk lu jéggi dayoo. yaa ngi dégg bi affaire bi amee nag ñoom dañu teewoon weñ bi waaw parce que courant bi ñaari boy yi parce que niñ dugalante kii day bopp bi kii tëddee bopp bi nii yaa ngi dégg parce que paquetage bi quoi dañuy paqueté waaw noonu la ñu tëddee paquetage bi mais am na ñu taxaw quoi parce que amuñu place. courant bi ni mu doon maasee ci biir néeg bi bu xante am ci ku nekk di jéem a sauver boppam moom ndaw mi nag muy décrire li nga xamante ni jotoon na xew ci biir chambre 11 bi nee na nag dañu obligé woon moom mi ci boppam sax ñuy jël ay bool di ko tëgg ngir yee garde pénitentiaire yi. bu ñu jàppee weñ bi affaire bi xaw ko concentré quoi da ko concentré loolu da doon kii quoi da doon kii ba mu kii parce que kenn sañu ko laal amuloon bant boo xam ne mën nga ko dindi xaw ko sauver xam nga parce que bant moo ko mën a sauver mënoo ñëw yow mi boo ko laalee sax yow tam nga demaale parce que loolu ñun ñëpp naroon dee yaa ngi dégg on a obligé man maa mujjee jël ay bool di dóor di tëgg comme taajo bon xam nga gars yi pour ñu bruit am yuuxu naa xam nga gars yi di ma saaga ndey parce que xam nga rek chef de chambre yi quoi lu may yuuxu parce que garde yi war nañ teel a ñëw ñoom tamit ñu ngi toog fële seen couloir xam nga ñëwuñu ba booy xam nga sedd suñu loxo nii man xamoon naa ne mooy loolu parce que dama yuuxu yaa ngi dégg. ah gars yi xam nga rek bruit bi amul lu ñu yuuxoo waaw yuuxu bi moo la doon déranger en même temps tamit gars yi ñu ngi doon maas ko walaal mu maas ko dañ tiitoon amuñ fu ñu génn c'est fermé amul foo te espace bi dafa xat comme magasin. jaaro bi mu takk ci loxoom nee na xaritam bi di Cheikh Ndiaye moo ko may moom mi nga xam ne nee na jot nañu xamante foofu ba daanaka nekk sax ay frère. bi garde bi tijjee sax gars yi dañ ko yóbbu parce que gars yi yaakamti woon nañ génn dañ ko fël mu daanu garde bi si boppam. am ñoo xam ne yegguñu sax lu xew parce que dañ doon nelaw yaa ngi dégg léegi ñaari booyee bi affaire bi amee garde yi si lañ ñëw génne leen il faut ñu daw direct infirmier ñu teg leen ci biti noonu ci couloir bi fi ñu def cours quoi maanaam génn comme genre récréation quoi waaw foofu lañ leen teg ñu xool ndax ñu ngi dund wala dund fekk ñoom dem nañ bu yàgg ñu war leen dawloo infirmier ñu teg leen noonu xool ndax ils sont ñu ngi dund wala waa ñu kii parce que kenn ki fur moo doon génn ci gémmiñ gi. kan la ci ñoom nekk Tivaouane Peulh. moom moo la may bag bi nga takk. bag bi waaw moo nekk nii bag bi moo ma ko jox wax dëgg yàlla ñoo doon toog añ bu ñëw xam nga mu def yaatal xam nga lekk nii xam nga nekkaaw ñu parce que y avait de nombre de personnes te mooy loolu. nee na ab nekkin bu jéggi dayoo
moo fa am surpeuplement itam moom ndaw mi nee na du mës a fàtte jaar-jaaram ca kaso bu Rëbës wante itam xaritam boobu di Cheikh Ndiaye mi nga xam ne dafa ñàkk bakkanam ci xew-xew yi amoon ca prison bu Rëbës ci fan yi ñu génn. Hassan Ba bu nu jugee ca la xewoon ca Rëbës ñu wax ci leneen muy ay liggéeykat yu PCC yi fukki weer ak ñeent la ñu doon sàkku ne ñu payal leen amal tax na ñu doon amal ab ñaxtu ca buntu Sonatel foofee nag la leen way takk der ya fekk ba sax tey ca Guy Marius Sagna ma njëwoon di leen jàppal tànk ci noonu dañuy teewlu Mouhamadou Korka Diallo kaddu yi mi ngi ko dénk Diaryetou Fall ak Gervais Yaw. demande sax dañoo informer autorité administrative bi autorité administrative bi démb si ngoon secrétaire am woo na suñu benn membre ku déposé woon ne ko autorisé nañ la léegi ñun ñu ñëw manifester ñun mbetteel la nekk si ñun bu ñu ñëwee gars yi du ñu sandi ay lacrymogène jàpp nañ Guy Marius Sagna ñu ngi ñaan ñu bàyyi leen jàpp nañ Malick Biaye aussi France Dégage la bokk jàpp nañ Daouda Togola suñu technicien bu bokkoon PCCI la ak suñu ñaari jigéen donc ñu ngi ñaan ñu bàyyi leen autorité nañu xoolaat lu ñuy def ñun lu ñuy laaj suñu xaalis la te lu ñuy laaj mooy Sonatel mu appliquer décision de justice bi ñu war ñu fay suñu salaire ñu xam ne Sénégal dafa am justice ñu yóbbu leen yoon daan PCCI jox ñu kayit boo xam ne fépp fu ñu fekk xaalis PCCI nañ ko téye puisque nag Sonatel moo nekk njaatigi PCCI Sonatel mooy njaatigeem ñu ñëw ne Sonatel kayit baa ngi nii nee nañ ñu ngeen ñu jox seen xaalis mais Sonatel bañ. ñu dem ci jàng ak jàngale ak itam at mi nu dëgmal jàngalekat yi am ak njàqare ci ay jafe-jafe ñoom bokk na ca ñu ko wax di waa UDEN ñoom nag ne ñu nguur ak Sénégal ci boppam dafa war a fullaal fay daal jox cër ñi toppatoo ak yelleefu jàngalekat yi dañuy teewlu Ardo Fall kaddu yi mi ngi ko yëkkati ci banlieue bu Ndakaaru ci teewaayu Salif Sow la ak Asmalik Diop. jéego yi ñu posé de bu ñu ci continuer moom fa ñuy demal la ñuy demaat parce que nag daaw yëpp kenn yëngatuwul ñëpp dañoo taxaw bàyyi leen pour véritablement que ñu defar wax ni ñuy engagé woon revendication yi ñu jëloon nga xam ne ñoom signé nañ ko protocole d'accord yi ñu respecté ko mais defuñu dara ba léegi la fay am na vraiment rek lépp ay taxaw daanaka daal doxu kàkkatar la fi mu ne boo seetloo rappel yi fay ñu ko boo seetloo validation c'est des problèmes boo seetlee reclassement c'est des problèmes DMC yi kenn waxatu ko donc véritablement problème yi bari na boole ci nag enseignants yi nga xam ne yi aussi bon c'est des gesteurs adjoints yi nga xam ne dañoo defan seen CAP la formation du plan lañ defan ñu def ko ñëw di toog 2 ans 3 ans kenn gisu leen xam nga kooku c'est piétiner déjà la carrière de l'enseignant ñu ngi yàq carrière jàngalekat yi donc yooyu véritablement war nañ ci jógaat parce que jàngalekat yi quand même war nañ leen a jàppe neneen kat yooyu jëwriñ ba ñu leen dénk moom nag la mu xamle rek nee na daal waxtaan yi daanu ko tàmbali ci weeru sattumbar bi nu dëgmal Mamadou Talla kaddu yi mi ngi ko yëkkati ci juróomeeleeru ndaje mu soxal au conseil bu dialogue social kaddu yi ki ko taataan di Abdourahmane Diallo toogal télévision wala groupe Futurs Médias ci diwaanu Mbour ak li ko wër. mu mel ni élément bi jàppandiwul du ñàkk ñu dellu siwaat ci suñu yeneen jataayu xibaar ñu des ci xibaaru marax yi wax itam lu jëm ci wàllum déguerpissement ca marché Baraka nekk ca Liberté 6 ay cantines yu bëri nag mairie ba moo leen fa jële loolu nag andi njàqare waaye itam mer bu amul àpp jaaykat ya ñoom nag nee ñu rek mbir moomee daal faaw ñu def ci ab taxaw seetlu Kumba Amat Lo Gervais Yawo ñoo fa doxantu ngir yéen. ay commerçant yu mer bu futu lañu fekk fii ci marché Baraka bu Liberté 6 li ko waral di jëlee bi leen mairie bi jëlee ci seeni bërëbu liggéeyukaay. mercredi ñu indi sommation ne sommation bi képp ko jot da ngaa war a génne daar lu kenn mësta gis sommation boo xam ne bu ñu la ko joxee da ngaa war a génne daar. waaye dañ leen di jox ay place ngeen sanc fa ñu toog di xaar ay place bu ñu ñëw ubbi borom ne la sama place bu ñuy ñëw ubbi borom ne la sama place kon ñoom yi fii doxuñu ko avant ñu ko waree dox ba lijjanti borom place yi ba pare doog a génnee nit ñi. ay cantine tente ak i magasin lépp ñu daal di koy daaneel loolee waral ñi la ñàkk ci seen i bagage lu tollook ay millions. ñun ay locataires simple lañ dañuy fay suñu loyer su état ñëwee bëgg ñu jaay doole lan lañ ci mën. machine bee di daaneel démb daaneel na ay mur ci kaw yi bagage ñëpp ñu ngi ko taxaw di ko fekkee plus particulièrement man mii di wax ak yow bâche bi nga seen ci biti ceeb moo nekk ci biir ay bagage moo nekk ci biir yi ñu génne woon ci magasin bi amuñu fuñ ma dugal. ay kàddu yu waru ak ñi nga xam ni ñoo di jaaykat yi délégué marché bi lee di xam le ni lii waxoon nañu leen ko ca njëlbéen. maay seen intermédiaire maay dañu am benn comité boo xamante ni ñoom laay àndal
ànduma fa man rek dañuy ànd benn comité boo xamante ni lépp lu ñu jëlee maire yi wala lépp lu ñu jëlee sous-préfet ñu ànd ak ñoom dajale leen fii en réunion waxtaan ñoom moom lañ fa jëlee. depuis novembre laa la wax xamoon nañ ni fii dañ fii war a jógee ñu nekk ci ay négociation nag di waxtaan kenn weñul suñu loxo que ça soit ku ci nekk wut nañ la fu ñu la dugal. bu fekkente ni fañ la dugal arrangé wu la nag yow mi nga xamante ni yow lañ fa dugal arrangé wu la te kenn seetaanuñ ci kenn. fi mu toll nag jaaykat yi ci marché Baraka jaaxle nañu loolu nag ay fan a ngi nii ñu bank seeni loxo di xaar rek ñu saafara seeni mbir. Kumba Amat Lo ñu dugg ci biir réew mi ca diwaanu Bawal biig nag ndox dafa wàcc ba tax na foofee ca Bambey jafe-jafe am na bokk na ca la ko waral ak assainissement ak na muy sooxee gox bi ñu naan DVF askan wa ña ngay soobu ca biir ndox ma Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye ba mu sawetee dem nañ def gëstu. taataayu ndox yoo xam ne ni dangay xool ba sa bët yam askan wi wéeri pour am fu mu jaar pour dem fa nga xam ne fa lay liggéeyee situation bi nag ñi ko gën a yëg mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci quartier DVF. def nañu ci ay millions pour lutter contre les inondations waaye li nga xam ne moom la ñu constaté mooy que waxal jàmm ak Léona une partie de Léona man ñooñu laa gis ñu bénéficier wu ci en tout cas man fii ma dëkk mu di DV Ouest jàmm gën man maag su may dëkkandoo ñu ngi ci biir ndox mi li ko waral nag assainissement moo fi amul. ñoom ñi nga xam ne système d'évacuation des eaux pluviales bi jaar na fa muccuñu ci ndox mu bari mi. solution rek. solution aussi. loolu moo koy def quoi loolu ñun mënuñu ko def mais dañ ci jéemul benn solution parce que lii ça fait presque plus de 10 ans yoo xam ne chaque année ñu leer. mais nag tane nañu am na ñu gën a metti parce que suñu ginnaaw tey boo demoon. seen biir néegi sax dafa am ndox. alaw ñu dañoo fanaanee toog ba bër set abu 16 affaire bi nag ñu andi fa ndox fanaan fa rigol yi dara baaxu yooyu dañoo son. préfet bu Bambey xam ne mbir mi jafe na ba tax jël na ci ay mesures lu ci mënti xew ay yeneen taw buñ ko fi jëlaatee Bambey dina nekk ci inondation boo xam ne ni kenn du xam fu mu koy waxee. Babacar Diouf ñu dellu si ci Ndakaaru wax ci leneen muy commande publique bi ne nu bi nu ko xayma mi ngi toll ci 2 junni ci ay milliards at mu jot waaye lañ ca jàngate rek mooy taskatu xibaar yi aju ci wàllum koom ak na muy doxee da leen nit tax na ONG 3D ànd ak ARM ñu nag tàggat taskatu xibaar yi ñu gën a xam naka la ñuy liggéeyee ci mbir mi lël bi ñu amaloon tey ci suba Maymuna Ndiaye ak Pape Sangone Mbaye ñoo fa toogaloon Télé Futurs Médias. ay taskatu xibaar ñu dajale leen di leen tàggat ci marché public anam yi muy amee li nekk ci biir lépp buñ ci jógee bëgg nañu taskatu xibaar yi bu ñu àddoo te jëmale ci mu nekk ay xibaar yu wér. lu jëm ci wàllu commande publique yi aussi dañ ci war a wax parce que booy xool mat na lu mat 2 junni milliards par at li nga xam ne moom la commande publique yi muy marché public yi di mobiliser ci alal loolu. war na tax journalistes yi ñu gën leen ci tàggat ñu xam les tenants et les aboutissants maanaam lu ko wund parce que dina tax buñ ciy wax ñu gën ci wax bu gën a xarañ loolu bokk na ci donc li tax ñu organiser formation bi ànd ceex ARMP pour que déjà seen rapport entre ARMP ak journalistes yi gën a déjà développé. bu ñu noppee ci tàggatu gi bëgg nañu nag samp ab réseau boo xam ni kuréelu journaliste lay doon. seen xam-xam màcc jëmale ci wàll wi. dana tax journalistes yi gën a saytu seen xam-xam jëme ko ci loolu ngir nga lu ñu ciy bindati ma lu ñu ciy wax ñu xam li nga xam ne ci la dëpp ak ci li nga xam ne ci la nekk ci la taxaw am naa yaakaar loolu lu am solo la moo tax lu mel nii buñ ko gisee tey dafay doon loo xam ne ñëpp dañ koy rafetlu bëgg nañu nag bu ñu jógee ci lii ñoom it ñu am seen kuréelu bopp goo xam ne gi da doon kuréel goo xam ne gi xalaatam ak jëfam ak yëngatoom mooy jëm ci di saytu léegi li jëm ci information économique ou financière. bu ñu ko taxawalee ba noppi am nañu yaakaar ne lépp luy jëm ci wàllum koom ak leneen ci budget mu nekk loo xam ni day leer ba askan wi ci boppam xibaar bi buñ ko koy yeggee du ci am benn yoon sikki sàkka. Muna Ndiaye ñu wax ci feer bu Falémé ak kaddu yi Ousmane Sonko yëkkati rek ne nguur ak Sénégal dafa am lu mu ca doxalee lu sooxe wala ko itam bëgg caa jox rek ay doomu Turquie loolu nag jëwriñ bu ñu denk wàllu miin ak jiite APIX dañoo génnoon di weddi ne ay tuumay kese la noonee ñu doxalee docteur Mamadou Ndiaye ne dafay indi rek jiixi jaaxa ci askan wi docteur Mamadou Ndiaye jàngalekat la gëstukat la ca CESTI kaddu yi mi ko dénk Maguette Gaye
communication boo ko jëlee ci mbirum état dañ la wax ni bu fekkee yow yaay joxe message bi maanaam da ngay raw ki nga xamante ne moom mooy jot message bi ba nga xamante ne yow bu fekkee da nga nekk ci position contraire bi li ngay def mooy réaction da ngay tontu alors que nag bu fekkee da ngay tontu ki nga xam ne moom moo wax moom mooy jiite maanaam mbir mi te je pense que administration Sénégal war nañ dépasser foofu def de sorte que askan bi lépp lu ñu soxla ci xibaar ñu jox leen ko ci waxtu bi mu waree doo xaar ba ñu accuser la ba ñu teg la ay tuuma nga nekk di wax du man di joxe ay preuves yoo xam ne askan bi waroon nañ ko am balaa boobu. ñu jeexale ak gëstu bi taxaw seetlu la bu nu def ci natt yi dañoo gis na itam gox yu bëri daanaka ñetti bopp ko ñooñ rek am nañu fa yorob natt waaye daanaka mbir mi ca kanamu yoon lay mujjee yenn saa yi bokk na ca la ko waral ñàkk a sàmmonte ak sa wareef ak lu ni mel. Banque mondiale jóg ne day xeex lu ni mel jël ab projet jéego yu njëkk ya ñu ngi ci def lu ëpp juróom-ñaari téeméer ci ay millions Salif Sow doxantu ca banlieue bu Ndakaaru laaj natt yi ak doxalin beeg fan la sooxe. Ndey Bunte Cuun jaaykatu ndekki la juróomi at a ngi nii mu bokk ci natt nee na at bu nekk dina teggi 300 000 di juróom benn fukki junni nee na ñoom seenub natt te nee na natt bi la da ko dimbali ci lu bari mooy tax ba mu mën a dajale dërëm yu muy am. dajale sa xaalis rek comme ñun ni ñuy jaayaatoo ne mënoo koo denc parce que da nga koy jaayaat li ci des nga def ko ci kër gi li ci des nga dugal ko ci natt bi journée bi wala juróomi fan yi li nga ci am nga dugal lenn li dugg na ci kër gi lenn li nga denc ko muy natt at ba at. waaye mbir mi du demee nii saa su ne léeg-léeg natt am coow teeri ji police ba sax tribunal bu fekkente ni am nañu teggi bañ a teg wala kees ga gaañu këpp ko. na ñoo xam dañuy yor ay natt ñii di teggi duñu fay ñii di teggi di dem wala ñu am ay histoire wala ñu dem ay police lu daal mu ngi ci daal natt yi moom loo yaakaar mi ngi ci. 100 000 ay nangam bëgg a ñëw ba koo fay du ko mën a fay xam nga pensaay loolu tamit ci kii daal ci disque kii bi daal lay bokk pensaay dañuy am problème boobu. ngir wàllum kaaraange ak leeraange ak it ñu fexe ba xaalis bi nga xamante ni mu ngi jaar ci loxo soxna yi leen ñu dugg ci ay loxo yu wóor li nga xamante ni moom mooy tontu ni war nañu koo def bañ dëppook jamono loolu gis-gisu ñi nga xamante ni seen xam-xam da cee màcc la ñoom sax nee ñu wàllum natt yile gis nañ ne mën nañ koo awale ci téléphone. ci tontu yi amoon ci yi am ba tey ba xam ñu ngi ciy góorgóorlu mais mën nañ ko gën a améliorer dañuy xëy di yóbbante sa tontine nga jox sa doom mu dem yóbbul la. nga yóbbu ko ci marché ba ngeen dajale ngoon gi jox ko seen kii mu dencal leen ko lu nekk mën na ci am ndogal mën na ko cee fekk léegi ñooy leen léegi jaratu ngeen koy defee noonu dañ leen organiser ba nga xam ne yow jarul foo fi nga toog sa kër sa téléphone ngay jël boo jël sa téléphone nga envoyé sa xaalis sa cotisation bu dee 1000 francs bu dee 2000 bu dee téeméer ñaar téeméer bu dee junni nga envoyé ko directement ci sa plateforme bi plateforme bu ko jëlee garder ko bu ñu def tirage bi plateforme mooy def tirage mu leer nañ. xeetu tontine di natt yu yees yi dëpp ak jamono loolu ñi nga xamante ni ñooy waa banque mondiale ñoom ñoo bëgg mu am ci àdduna bi yépp waa banque mondiale ci loolu ngir mu am dugal nañ ci lu tolloog 750 millions de francs CFA maanaam milliard bi ñaari téeméer ak juróom fukki millions moo ci manqué mot ñoom nee ñu balaa 2020 bëgg nañu bu néew ba néew juróom fukki junni soxna bokk ci diwaanu Sénégal. Salif Sow ñu sant la gërëm la sant leen yéen tamit ci safo bi kóolute bi cofeel gi duñu tàyyi di ko wax Cheikh Tidiane Diaw noppi na nes tuut laata loolu ma jébbal lenge yi soxna Aram Touré. jërëjëf Fati Dieng ci li nga xamante ne rek indi lañ ko tey ci wàllu xibaar et juste préciser à l'attention des téléspectateurs que nous devions avoir sur le plateau le colonel